woowee mouvement Y'en a marre à partir d'aujourd'hui nañu woowee mouvement muut. waaw mouvement muut la de loolu de moom dëgg la. dëgg ñoom. waay. seen ceeb niin na. jamono jii. waay. amatuñu benn souci. amalatuñu askan bi benn parole bu ñuy wax ak ñoom. waay. kon ñoom nekkatuñu mouvement Y'en a marre. ça c'est vrai waay. Y'en a marre rek lañ leen ko yàgg na comme ñoom ñooy muut. waay. waaw ñaareel bi d'accord ma gars yi naan Macky Sall carte jëlewu ko fi. nañu bàyyi di gëm loolu Macky Sall. nañu bàyyi di gëm loolu Macky Sall carte jëlewu ko fi. dëgg la bu ko déggee foofu rek Macky Sall daan kon nii ñaare jàpp ci ba nga ne carte jëlewu ma fi. loolu Macky Sall carte ak jàmmaarloo moo ko fi. jëlee dëgg la carte pare jàmmaarloo moom ñu ko carrément dañu fi jógee. dañoo voté. waay. bu ñëpp voté ñu taxaw carrément indi ko diital ñaar dana waroon Ablaye Wade. bu ko wanee Macky Sall danañ ba xet daw dina fi jógee na Abdou Diouf defoon daan ne Ablaye Wade kaa jël réew mi. dëgg la. jaajëfal naa la yaa ma ne. loolu lay mujjee def. te bu ko defee du sedd ci moom dinañ ko lijjanti ak moom. dëgg la ñu koy lijjanteeg ñeneen ñi fi defuñu ko dara. ça c'est vrai. voilà nañu bàyyi ay carte jëlewu ko fi carte moo ko fi jëlee dëgg nag. ak jàkkaarloo. ah mais carte ko fi teg sax carte ko fiy jëlee. voilà mais bu nu gëm loolu léegi naan ay Macky Sall carte jëlewu ko fi carte jëlewu ko fi ba kay. lan moo tax carte jëlewu ko fi mais carte moom moo karawaas bu sapa. waay. nag moom bu leen nit ñi sax di tudd di leen may ba. dëgg la ndax ñoom ñoo fay seen bopp. ñooñu. waay ñoo fay seen bopp ñoo utaloon seen bopp tur. waaye ñoom ñoo fay seen bopp ndax lañ soxla ban ca jotee dañ ne mu toog jàpp seen jàpp. dëgg la comme moom moment yan a muut jàpp ni ñooy. dëgg la waay. loolu laa ne woon naa ko ci sànni ndax man bëgguma see liggéey sax man xam nga man ay waxtu tamit ñaambi laay wax ak ay jaxatu loolu lay bañ. ku ma woo laay bañ te ku ma woo dinaa la saagante. non jarul saagante sa ma sœur jaru ko. déedéet parce que am na ñoo xamante ne nii. foog nga yegg ak ñoom foofu. dëgg la Assane doon xool ni. ay junni Assane yu gën a garaaw Assane nag moom lañ fi teg te loolu tey dara jaru ko ci àdduna. dëgg la. tey boo demee ba ñuy saaga ay kilifa yoo xamante ne ñoo nekkoon Sénégal ñëpp joxoon leen cër. nga xamante ne kon Sénégalais yi sus nañu. wallaahi li indi saaga yi nag mooy indi jàkkaarloo bi. dëgg la baroon waxoon na ma ko. dëgg la il est temps ñu jóg ñu wax nit ñi dëgg wax Sénégalais yi dëgg. jàppale Sénégalais parce que Sénégalais yi sonn nañu. sonn nañ ça c'est vrai. sonn nañu am na ko naan aéroport ba léegi. pour nga jóge Dakar dem aéroport c'est tout un problème parce que bande yaa ngi nekk ci ginnaaw àll bi di carré. pour parce que dafa lëndëm. amul lamp amul dara. mais nag yaa dañuy indi train boo xamante ne courant moo koy dawal wax dëgg. waaw mais déggoo li ma la wax dama ne wuy moom match Sénégal bi mujjee ma sœur la baronne match Sénégal bi mujjee. gisu leen match bi dañ ko arrêté un instant parce que courant dafa coupé woon stade Léopold Sédar Senghor. waa 90 000 ku mun a assurer courant 90 000 pour un match de football naka nga mën a assurer terre à longueur de journée. voilà mi ngi noonu. et en plus le problème c'est que terre haute tension moo koy dawal. voilà ne haute tension moo koy tax mu tourner. ak ndox mi gis nga ndox mi ma tuulee tey. gis naa ko. ndox bu mel ni tege rek bu nu jàmm. gis naa ko. loolu c'est fan Kaolack la d'ailleurs Kaolack. mais le Sénégalais yi porte plainte parce que weer bu dee dañuy fay facture. doy na waar de. weer bu dee dañuy fay facture ndox dañuy fay courant nañ porte plainte gouvernement Sénégal xam fan lañ mën a yóbbu plainte bi. la vérité c'est que la vérité mooy la vie des citoyens ne compte pas pour le pouvoir c'est ça la vérité. en tout cas. waaw parce que xam nga ñoom du ñu naan ndox mi. ndox mi de ku koy naan. non ñoom non xam nga ne ndox mi doo ko gis pale. fii duñ naan sax ndox robinet. voilà ndox mi ñuy naan ñu ngi koy jënd ay centimes ndaw da ngay wàcc ci suuf jënd ko ci. non mais loolu moo doon yoon xam nga li doon yoon déjà ndox mi teewu Sénégal li doon yoon mooy day état bi dafa waroon subventionné ba nit ñi am moyen pour mën a jënd ndox moom waaye ndox aussi muy boo liggéeyul mënuloo am njëkkam qu'on se dise la vérité. le problème c'est que gis nga li moom laa wax léegi xoolal la rek ma sœur 500 millions. ñu koy def ci ab terre dama ne suñu ko parce que damaa waxtaan de fan yële ak sama benn grand mu sotti ma vraiment ay sama benn grand maa ngi koy nuyu au passage fii la nekk parce que bëgguma balancer sax turam yaa ngi dégg. mu imagine le grand ma sœur 500 milliards 10 régions Sénégal yi. ñu dem région bu nekk ñu def fa 200 milliards ñu def ko genre mutuelle. genre mutuelle boo xamante ne. bokk par exemple ki nekk ci atelier am ñu dimbale ko ki nekk ci commerce am ñu koy dimbale di leen defal ay crédit loolu moo ëpp téeméeri junni yoon avantage pour la population te population bi loolu lay gën a sentir. xam nga moo nekkoon solution bi. parce que Macky du déglu ba pare amul ay conseils yu baax.
baax. dëgg la. gis nga tey xaw ma 500 milliards su ko xam loolu ñu def ci terre boobu ñuy wax noonu. terre waaw boobu ñuy wax noonu. billahi wallahi taala bu defoon dëkk bu nekk 100 milliards. léegi même bu dee juróomi dëkk yi nga xamante ni juróomi région yi nga xam ne ñoo gën a xaw a développé ci Dakar. ci Sénégal. ñu def ko ba pare jël yeneen régions yi nga xamante ni. seen doy demeewu dëgg noonu. dëgg la indi leen ci société ñu liggéey fa. loolu mooy suqali réew. dëgg la. il faut ñu teg ay usines ci biir dëkk bi. liggéey. ak usine bu mu mënti doon. dëgg la bu mu mënti doon Sénégal am na ay produits yoo xamante ni. ci biir diaspora bi day jar bisaab bi day jar. day jar wallahi. sàcce gi day jar. géej gi day jar te loolu lépp il faut ay usines yu koy defar. ba mu waay normal xaalis la tamit mooy dugg fii tubaab yi di ko bénéficié Sénégalais yi toog di jure et pourtant Sénégal lay jógee. dëgg la. Sénégal la jógee Air France bu wàcc 6 heures du matin. voilà léegi la génneel ay produits yu frais yoo xamante ne nii ñun Sénégalais ñun ñoo koy jënd te ay yeneen xeetu nationalité ñun ñoo koy jaay te Sénégal lay jógee. dëgg la pourquoi pas xaalis boobu ñu jël ko ubbi ko ay usine ubbi ko ay def ko ay produits yoo xamante ni askan bi dinañ si mën a liggéey. waay xale yi ba ñu liggéey mais dañoo gisul lu ñu liggéey. lu ñu liggéey nag di nga dugg ci gaal yi. waay li ki démb la ma benn waay woo. ni ma Sénégalais yaa ngi sonn ci Espagne. ni ma dugal def live ma ne ko ci naka. bu ne ma parce que benn gaal moo teer. nekk gaal bi sax teer na yaa am na 2 mois bi mu teeree. Sénégalais yooyu. bi leen téye mu digi pour la première fois Ibou. bu ma téye ligne bi ma dégg ñu ne. ambassade Sénégal. bi nekk dëkk sàngam. dafa bañ a signé pour ñooñu retourner seen pays. loolu chapeau c'est à applaudir ma dama koy tàcc dama koy rafetlu. parce que buñ ne ambassade signé pour ñi ñu delloo leen ak gaal gi nu mu méttee. ñii dinañ ci dee. ñu yegg Sénégal yooyu ni carrément du ñuy signé. loolu c'est un geste noble laa koy tuddee. dëgg la geste noble la. parce que comme signé wuñu rek booy toog nañ fa mais ñu ngi galère ba benn xale boo xam ne footballeur la. mu mën doon jël ci otoom di leen yóbbu kër Serigne Touba yi man chaque jour damay wax dañuy wax ne kon jërëjëf Serigne Touba. waay ndax këram boobu nekk Espagne. est-ce que jëlee xale yooyu dugal leen fa. envoyé na ma photo yi mais dañu ma par sutura. naa ko dimbali bu ma publier photo yi. waaw wax na ne non non photo yi moom foog ñu suturaal leen dëgg la parce que dañu am ay njaboot. dinaa la ko envoyé. d'accord ñu toog ak seen façon daal yu ñu sol. tumuraanke ay carax. imagine nga nekk ci géej nga sol ay carax loolu lépp ren moo ko ngay tuur sa dëkk. la baroon la baroon amul dara. la baroon. yàlla mi ma tiimu. su ma la waxee ñaata xale ñoo xamee ci gaal la ñu jóge woon. man mii di wax ak yow nii ñaata laa ci jëlee Espagne bala bu ma dem munul dem ma wootee dama am ay nit yoo xam ne Espagne dama leen di woo sonal leen ñu dem jëlali ma leen yoreel ma leen seen i kër changé leen la ñu sol ba jox leen leneen. yaa ngi dégg. foofu doo ko mën a mais ma lancé waale benn message. Sénégalais yi nekk fii. xam naa ça n'a rien à voir ak sujet bi ngay abordé. dëgg la dinaa ko lancé waale parce que. nit da nga yuuxu rek fa nga ko yaakaare. dëgg la Sénégalais yi nekk ci diaspora bi. dañu bàyyi di gëmloo. waa Sénégal ñëwal boo ñëwee nga dal sama kër. waaye nee na ma am na ci ñoo xamante ne dañuy woo seen i mbokk. duñ leen wuyu. boo wuyoo da ngay wuyu ba pare ba nga xam ni kon kii numéro bi muy woote numéro dëkk bi la c'est vrai que mi ngi ci biir dëkk bi nga ne ko war a rappelé ma bu lay woowaat doo ko wuyu. nag alhamdulilah ba jël si nañu 8 personnes tamit génnaat nañ ko Serigne Badji ba ñu leen ci seen i mbokk mais nañu bàyyi bu leen nit ñi di woo ñu leen di bañ a wuyu nañu wuyu. wax dëgg rafetul de condition yu mais gis nga la baroon. condition yi métti la baroon. so ma sœur vraiment da nga wax lu am important gis nga xamal lu waral loolu xamal loolu. def naa ko fii ci benn laay après bersi Youssou Ndour bi façon bu saaga bu ne jot naa ko mais man wax naa la ko ay saaga man je m'en fous ku mu neex saagal parce que xam naa ku jàkkaarloog man dooma saaga yaa ngi dégg xam nga nañu waxante dëgg loolu laa leen di wax le problème c'est que dañuy nekk ci page Facebook bi la baroon di xoolal di publier ay photos yoo xamante ne ak li ñuy dund du benn di woote Sénégal di incarner ci nopp nit ñi loo xamante ne ñoom wóor na li ne dunduñu loolu léegi mais la baroon nit ku ne nit la rek te obligé nañu waxante dëgg parce que xam nañ ne ñëw Europe yombul xam nañ ne am visa yombul parce que bu ñuy wax ak yow Sénégal dañuy foog ne doo mës a teg sa tànk Europe léegi nag bu la yàlla dimbali nag ba nga ne cëpp fii boo leen wooyee téléphone dootuñu la mën a jël parce que liñ la doon wax bëgguñu nga fekk leen ci conditions yi ñuy dund c'est ça la vérité waaw billaahi laa baroon ma wax la leen xoolal laa baroon billahi ma sœur man de ma sœur waay dëgg la dëgg la
ñi ay 10 euros ñi ay 20 euros dégg naa moom lañ leen dagale di leen ko toggal ndax nit ki tam mënu laa fàcc jamono bu naqari pare dafa métti poosam di la ko jox ndax Europe bi tamit dafa métti dafa métti Sénégal mais ko wax mun la waxul dëgg dëgg la bi laa baroon yàlla mi ma tiimu man de xoolal dama daan héberger ay nit ba ñi may héberger di sisante seen biir te mosuma héberger man laaj ko location wala laaj ko dépense wala laaj ko man ku ma mës a wàcc Europe woo ma téléphone dem naa jëli la man dañ ma daan woo ba ay 2 heures du matin nit ñi naan ma li ngay def nii du baax ndox la dugg na fii génn na fële mais nga tamit sénégalais lu naqari dimbale la laa baroon ma wax la ko koo ci dimbale aussi ba mu xam yoon bi muy jël après yow yaay doon premier noonam ma wax la ko waaye koo fi dimbale aussi loolu moo tamit moo tax ñenn ñi aussi man damay comprendre seen dafa xaw a doy waar aussi waaye 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 xoolal lii moom laa baroon man gis nga ma nekkee xale sama yaay buñ ma ñëwee bi ma nekkee Dakar di jàng bu fa ñëwoon daf may laaj tout le temps luy sa problème ma ne ko dara su ko defee moom bu tourné di dem day jooy ndax nee na man su may dee sax du ma nettali sama problème kenn laa baroon ay nit jël nañu gaal Sénégal li may wax ay nit a nga koy dégg ñu ko seede xam lii may wax jël gaal Sénégal ba teer Espagne yaa ngi may dégg amuñu fenn fu ñu jëm seen mag ba ñu yaakaaroon seen mag boobu yàlla defoon ma mag moom kóllëre mu ñëw gis ma ne ma Ibou yow de comme presque da ngay xam fu bëri ay nit man de dama am sama ñaari rak sama kenn ki sax mooy sama rak ak xaritam ci gaal la ñu wàcc mais fañ leen tey nee nañ leen suñu amul ku leen jël si duñu leen bàyyi ma ne ko loolu du dara ma jël sama téléphone ci kanamam woo sama benn xarit ma ne ko dama bëgg looy def nga bàyyi ko nga dem jëlali ma booy yi jox ko numéro ba kooku bàyyi liggéeyam yaa ngi may dégg dem jëli leen gis nga ba tey boo demee sama kër waa ji ma lay wax nii Espagne ba tey yére ya gaa yi soloon xam nga imaginer Sénégal nga dugg ci gaal beeg yére yu imaginer ci ndoxu géej géej mbeex meeg ak dugg nañ nga xam ne day def xorom collé sa yaram bi presque plus d'1 mois sanguwoo ak daal yi imaginer nit kooku noo koy gisee mais sama waa ji dafa dem jëli indi këram wuy ma simi leen jox leen yére dugal leen ñu sangu defar leen ñu lekk dalal yaa ngi dégg après bi loolu amee bañ ñu nekk këram ma ne ko dama bëggoon ñu ñëw fii ma nekk yaa ngi dégg mu ne ma loolu du problème yow yeneen njëgu bi rek ak mais il leur faut amul xool imaginer yoruñu benn kayit te xam nga fii Europe boo bëggee dugal nit avion minimum foog mu yor passeport yaa ngi dégg ma woowaat ay ñeneen nit ñu abal ma ñaari passeport joxal ma leen ko ñu yónnee leen billet ñu ñëw gis xam nga ñooñu lu ñu mujjee di def ñooñu bañ ñëwee ma dem maa taal sama oto dem jëli leen aéroport yaa ngi dégg bañ demee aéroport maa leen njëkk a dugal McDonald ci keroog lañ doog a gis McDonald barke alxuraan man gisa du sama gisa ma vraiment li may neexu man jamais musuma defal nit dara di boo wax ko mais moo wax rek Sénégalais lim capable xam nga lu ñu mujjee ñoom bañ commencé liggéey vraiment chaque jour nag wax dëgg yàlla départ ba fu ñu may naan ma Ibou yow billahi wala kenn amul sa fay xam nga lu ñu mujjee ak man di ma sëriñtu Sénégal barke alxuraanul karim billahi wallahi tallahi waay duma yàq sa débat bi loolu dinaa ci def live spécial boo xamante ni dama lay invité ñu wax ci sénégalais ñun fii li ñuy dund ak sénégalais yi ñëw di sonn nga leen di faj ak li ngay mujj ak ñoom loolu dinañ ci wax tout à fait ok bàyyi ñu àggale ci affaire carte yi ak affaire terre ba nga xamante ne ni defaxoon na ay usine sénégalais yi liggéey ci mën a toog te bàyyi gaale ak camion këriñ yeeg camion mat yi ñuy dugg Inch'Allah ma sœur vraiment merci beaucoup ma sœur merci beaucoup merci di remercier ma sœur la baronne Seck vraiment intervention bi am na solo trop donc gars yi boo gisee problème bi loolu aussi dëgg la ñun dañuy woote jàppalante dimbalante mais nag gars yi loolu laa nga xam bu comportement benn seen tax permettez-moi allo salaamaaleykum waaw sama waa ji maa ngi lay waaw delloo ziar bu baax El Hadj ça va
waaw très bien noonu la c'est vrai dina baax incha allah. waaw yaa ngi live ni. waaw gis nga ko de ñu ngi ci live de. waaw mais da ngeen di waxtaan affaire wu dimbale Sénégalais. tout à fait waaw. thème yi moom bëri na. Ibou. man maa fi jox benn kër. di wut ku ma fa def. dëgg la. sama benn waay. sama benn gaañ ma ko. mu ñëw dëkk ak man ñu dëkk ensemble ci jàmm. dëgg la. mu ne ma moom am na fu mu dëkk. boole maag benn femme. femme bi moom su ma ko gis. dëgg la jox sama numéro rek mu may woo. ak mu yor doomam. jëkkëram nekk Italie. femme bi di ma xoolal may liggéey mu may woo. guddi mu may woo bëccëg mu may woo. xoolal di ma kar di ma bëgg rek. fekk ma ne man du ma dëkk jigéen. dëgg la yow xam nga fii nu mu dem. femme bi mayu ma jàmm mayu ma salaam. dëgg la. di xoolal dama doon bàyyi laay message sax di jooy. dama dem ba dootuma ko jël téléphone. dëgg la. mais gis nga ba mu ne cëpp ci kër ga. man lijjanti ba mu ñëw ci kër gi. waaw. mënta fay foofu noonu man lijjanti ba mu bokk ak nit. ku muy fayle. waaw. mais Ibou dootuma dimbaleeti doomu aadama ci àddina. non bul wax loolu El Hadj. non mais xoolal. non mais. El Hadj. xoolal dama lay expliqué xoolal. ndaw si bi muy ñëw ci kër gi. gàcceewu ko dara. ma rayante. jënd frigo. indi ci kër gi. dëgg la frigo bu mag fekk man damaa yoon toog frigo bu ndaw. dëgg la. mu ne ma léegi. damaa bëgg nga jënd frigo bu mag. dëgg la. ma ne ko man chaque semaine dinaa la jox 50 € nga togg def ci frigo bi ñu bokk di lekk. ak sa doom. mais di ko dimbale mais xoolal mais musuma. xoolal. billaahi wallaahi taalaa boo dimbalee sénégalais. ci problème ngay dëkk ci problème. waaw mais xam gis nga El Hadj foofu daguma dama lay wax rek benn affaire El Hadj. waaw gisal bul dimbale nit. buy ma ba mu fay la lu bon ba nga ne dootoo dimbale xam nga lu tax. waaw gis nga booy dimbale xam nga yàlla rek a tax ngay dimbale. nit amul dara yàlla moo am fay. tey xoolal lu nit def sur terre da koy gis. est-ce que ma la gisal bu la kenn détourné ci def lu baax. loo dama lay wax rek loo mën ci dimbale nit def ko. Ibou am nga dëkk bi dafa doy waar. dëgg la comprendre naa ko. mais xoolal yow koo xamante ni da nga koo jàpp comme sa rakk. waaw man dama laa jàpp comme sama rakk. mu am doom ma ne ko dinaa la dimbale ci sa doom. dëgg la doomam ci man la doon tëkk. muy dem ba guddi mu ñu. mais barke Seydina Muhammad problème bi damaa mujj kër ga dama ko jox borom kër ga génne ko. yàlla jox ma fu gën fi foofa noonu. dëgg la ko yomb. mais. moo tax sujet bi ngeen di waxtaanee nii c'est-à-dire da ngay dimbale doomu aadama yi. mais da ngay mujj yow. problème yi ngay nekkee. da ngay mujj ñooy say noonu. dëgg la fenal. non mais musuma gis lu mel noonu man moo tax début bi dama ne woon du ma dëkk xam nga jigéen ñi da ngay doy waar. da ngay jéem a wut nga. waaye mais bon quoi man dama musuma gis lu mel noonu baadoo la bon. waaw. mais dooree am quoi. non. non mais barke Seydina Muhammad laa la wax man. bu ma gisee koy tey ci mbedd mi sax. non El Hadj. non xoolal El Hadj li ma la wax yàlla moo am fay El Hadj. non c'est pas grave loolu El Hadj bul xool guy moom bul xool li la nit ñi di wax wala li ñu lay fay defar rek te yàlla tax. non mais man de damaa waar. non xoolal bul xool loolu gis nga boo xoolee ci loolu moom doo defal kenn dara dégg nga olof dañ lay wax ne ku geesu démb soxom. mais dama ne la gis nga dëkk bi nag. ku yàqu rek jàpp sa njàmbur di xëy di liggéey sa liggéey dem. non moo ëpp jàmm. te kay maa wala benn affaire da ngay nekk say affaire di dem di dikk nekk say jaay. waaw mais loolu sax du tax ñu bàyyi la. mais duñ la baax. déedéet loolu taxul nga am jàmm fii de. gis nga gars bi ma boole woon ak moom. fan yii mi ngi may woo mais dama leen a effacé du ma leen sax jël. dëgg la. parce que dama leen a jël. waaw dëgg la El Hadj waaye. bu loolu weesoo Ibou. Sénégal nit ñi sonn na. dëgg la. mais man xam nga lan moo ma jaaxal ci sénégalais. comme li ma la doon xam Sénégal
neexu ñoo dimbale c'est-à-dire Sénégal. nit ñi il faut ñu jóg. dëgg la. il faut ñu jóg. waaye kenn bañoon Macky Sall. mais Sénégal bu ñu jógul. barke Seydina Muhammad. rawal. lu garaaw dana fa am loo xamante ni. kenn du ko mën a lijjanti. dëgg la. parce que gis nga nit. waaw bu bëggee bu nekkul ci dëgg da nga naan ko nekkoo ci dëgg. dëgg la. mais nit ku nekkul ci dëgg. nga ko ciy far. waaye. problème rek lay indi ci sa réew ma. nii ma gisee Sénégal di dem problème yi gauche à droite xam nga am réew sax. waay kenn mën a jagal lépp. mais da ngay aw ci yoonu nit ñi yaakaar ni yaa ngi jëmale réew ma kanam. dëgg la. mais man lii ma gis ci réew mi. ah man de bañu ma Macky Sall defuma dara. dëgg la. bañu ma ko def barke Seydina Mohamed bañu ma ko. rawal dëgg la. mais xam naa ni nii réew mi di demee. baax na. doy na waar. ne ko doy na waar. nii Sénégal di demee nii. ah ayca nañu bàyyi rek. ah doy na waar de. mais en plus. Assane moom Assane. ci lu mu ne. dëgg la. Assane Diouf. mais nan la ñuy def ba Assane Diouf génn. waaw non loolu dinañ ci taxaw incha allah. waaw mais Assane dafa war a génn gars. non dañ ciy taxaw incha allahu rabi dañ ciy taxaw ñu ngi ci de ñu ngi ci de. man samedi passé maa ngi gis gars yi di manifester wu. non manifester yëpp c'est bien. manifester yi c'est bien mais action yi aussi dama ko yëgul damaa tëdd fii rek. xool sama téléphone. Facebook gis gars yi di kii. mais bu ma ko yowoon barke alxuraan ko ne damay def. non de ñii ma ñu ngi ci incha allahu rabi pour lu bàyyi Assane ñun ñu ngi ci. incha allahu rabi su dara amee informement ñu bu manifestation amee ma ñëw. waaye incha allahu rabi dinaa ñëw. samedi dimanche man du ma liggéey. tout à fait. su dara amee yaa ngi sama numéro woo ma. amul benn problème El Hadj incha allah. woo ma dégg nga. d'accord amul benn problème incha allah. allez maa ngi lay encouragé. vraiment merci beaucoup El Hadj di gërëm bu baax a baax di sant El Hadj. merci beaucoup El Hadj intervention bi am na solo. bon gars yi maintenant en dehors de ça léegi bi ñu wax nañ ci immigré yi wax nañ ci problème Assane Diouf donc léegi dañ bëgg a ñëw ci Mimi Touré parce que Mimi Touré. waaw. mais dafa fekk. dafa fekk ñëpp booloo nekk benn. dëgg la. ñu mën a daan ay waat. ñu gëmloo ak ay waat. waaw. ñu gëmloo Sénégalais. dinaan Karim Wade moo sàcc bi ñoom ñëpp booloo nekk benn ba ci Idrissa Seck. dëgg la. ñu mën a daaneel Abdoulaye Wade. dama bëgg nag 2019 boobu ñan ñoo nar a booloo mu nekk adversaire Macky Sall. waaw. ak ñëpp jënd na seen. jënd na ñëpp. Sénégalais yeeg ñëpp na jënd. non mais soxna si. allo soxna si. mais si soxna si am na soxna si bu ñu wax soxna si allo opposition bi fi nekk nii allo ma ne opposition bi fi nekk incha allahu rabi déjà ñun loolu déjà ci suñ combat la bopp mooy opposition bi dinañ def le tout pour que opposition bi jéem a doon benn contre Macky parce que opposition bi soxna si xoolal bu ñu demee contre Macky Sall du xoolal deuxième tour Macky Sall du dem deuxième tour. moom laa lay wax balaa ñuy dem ay acte deuxième tour ak yooyu. man li ma bëggoon mooy. na population bi mobilisé wu. pour wax ak Macky Sall non. mais Macky Sall. dañ na si kii Khalifa Sall. nit ñi génne nañu suñu Karim Wade sax moo def ci dëkk ba. Idrissa Seck rek. ana Idrissa Seck. da ngeen xam lu tax ñu ne parce que dafa boobu ba léegi. non Idrissa Seck seulement dafa nekk di def ay Idrissa Seck mu ngi def ay tournées dans le Sénégal ah. mu ngi def ay tournées partout au Sénégal. voilà. waaye léegi man moo tax ma ne leen. parti yi ngeen def ci Macky Sall ndax Macky Sall jënd na ñëpp. non soxna si. léegi ñun bu ñu mënee jàpp ci Idrissa Seck pour ñu mun ko génnee moom dégagé ko nañ ci jàpp. waaw mais loolu xamal ko gis nga ñun le problème c'est que ñun opposition bi dañoo amul choix te loolu wax naa ko fi waxati xam nga lii problème allo. waaw amuñu choix parce que ñun u ñu booloo jële fi Macky Sall u ñu tasaaroo Macky Sall toogaat fi ñun amuñu choix.
voilà. war a def dara nag. ñu génne ko fi parce que lii may gis nii billahi. may gis ni ma Macky Sall di def. waaw. nañ ko ko 2019 ngeen xool. waay. te xool am ci côté ci de ndax carte ci moitié yi kenn yoru ko seen carte. ba léegi li may wax ak yow. te mi ngi nii 2018. waay. 2018 ku nekk. ñaata jour a def dañ koy compte jour doo nga def de. dëgg la de ay quelques mois moo des. voilà léegi 3 ans yow xoolal nu mu gaawee comme ngelaw. loolu moom dëgg bu wér nga wax. waaw lii nag Macky Sall carte yi génne ko fi lu leer laa leen wax. bàyyi ko 2019. non. ngeen ma woowaat ngeen ma waxaat fii. saa yi fii dinañ ci toogaat di ko fi waxaat. dëgg la jërëjëf. jërëjëf. damay ko préparé complètement xam nga ni Idrissa Seck mënu ko dara. ndax dafa am mbooloo ba pare jënd na ñëpp. non soxna si allo. man dinaa ci Idrissa Seck rien que pour moom mu génn fi. incha allahu rabi non moom soxna si allo. Macky Sall ñun ñoo ko fal ak ay carte te incha allahu rabi 2019 dinañ fi jëlee Macky Sall ak ay carte incha allahu rabi loolu incha allahu 2019 dinañ ko fi jëlee ak ay carte attends, ne quitte pas soxna si, ne quitte pas. Allô, ne quitte pas soxna si, ne quitte pas. Allô? Ouais. Ça m'a compris, ça va? Ouais, ça va et toi? C'est Omar. Ouais, je sais. Si... Ouais, là, on est à l'aéroport. Dès qu'on arrive, on t'appelle directement. Ok, ça marche, je suis là. Vas-y. Ok, à tout. Merci, frère. Allô, soxna si. Allô, waa ñu ngi lay dégg waaw allô waaw. moom laa doon wax noonu ma ne man karimiste laa xam nga. sama famille yëpp karimiste la ñu def ci yàgg ñun Ablaye Wade bi moom forever. dëgg la. ñoo def dara ak Abdou Diouf 20 ans dans le pouvoir 0 bilan. dëgg la. yaa ngi dégg. Ablaye Wade ñëw ci jàppale ba mu mel ni ñaar njëkk. lu ne wax na ko ndeysaan. dëgg la. rek ne dafa jóge. léegi mi ngi nii nag conséquence yaa ngi nii. pourtant soxna si. xam nga même Idrissa bi mu taxawee ne xam nga moom Idrissa moo njëkk a taxaw ne 3e mandat Ablaye Wade bi légal te loolu aussi juridiquement c'était pas légal waaye wuy ma waaye Idrissa ci boppam aussi même Idrissa Seck moomu taxawoon na aussi ne nañu bàyyiwaat Ablaye Wade 3 ans muy terminer ay kiyam ñu soog a organiser yeneen élection mais bi mu ko waxee Sénégal yëpp fi nekk di yuuxu te pourtant moom lu mu wax Sénégal yi chaque jour Sénégal yi aussi teg ci seen bët mais aussi dafa xam nga tamit boo gisee ñun li ñuy dund soxna si ñun kan moo dem APR kan moo dem si Macky Sall deuxième tour yi alors deuxième tour non alors moom laa la soxna si maax la benn affaire soxna si gis nga xam dama la wax benn affaire Idrissa Seck allo te gis nga man politicien Sénégal yi nag wuy ma ñi nekk leader politique Sénégal yépp mun naa la si jëlal kenn par kenn wax la ay qualité am wax la ay défaut am gis nga Idrissa Seck moom dafa cohérent ci doxalinu politique am ba mu bii ma kenn musul xam Idrissa Seck ci wax li def la le moom lu mu wax loolu lay def bu leen fàtte ne soxna si Idrissa Seck bi moo nekk premier ministre Ablaye Wade nekk numéro 2 wu PDS. non dama lay expliquer rek dama ne moom dafa nekk numéro 2 wu Ablaye Wade dafa nekk numéro 2 wu PDS nekk premier ministre wu Ablaye Wade. yaa ngi dégg. mais bu Ablaye Wade doon jël yoon boo xamante ne du noonu day taxaw ne ko lii du. bu maax la ci gàttal. 2002. pardon. boobu xam nga Idrissa Seck ku waxal yàlla xam. ku waxal yàlla xam nga moo ne woon vice président Sénégal. mooy jàpp.
yaa may dégg jamono yi Macky Sall ak waa këram yëpp di dem këram di ko ataayal ci la dem en toute liberté émission en toute liberté bi Daouda Ndiaye doon animé fala Idrissa Seck moo taxaw ci émission en toute liberté imaginez en 2002 où il était le tout puissant numéro 2 du PDS et de l'État waaw moom moo fa taxaw l'émission boobu maanaam Idrissa Seck le tout puissant numéro 2 du PDS et de Wade ne le président de la République n'a ni ascendant ni descendant. C'est une créature constitutionnelle à incarnation humaine variable. Ses pouvoirs et attributs sont fixés dans la Constitution et sont à son usage exclusif. Ici au Sénégal, il s'est appelé Senghor pendant 20 ans, puis Diouf pendant 20 ans, aujourd'hui Wade demain autrement. Nous devons veiller à lui assurer une mention honorable sur les langues de la prospérité. Loolu dama la ne moo nekkoon tout puissant numéro 2 du PDS et de l'État. Gis nga soxna si ma wax la leen Idrissa Seck barke alxuraanul karim gis nga ñiy wax ci moom yëpp lu ñaaw xam nga lu ñu ci jublu. xam nga lu ñu ci jublu pour li xoolal li ñu defoon si Mamadou Dia def ko ci Ablaye Wade mi bi Ablaye Wade yéex a jot nguur gi. yaa may dégg soxna si li ñu defoon ci Mamadou Dia ba xañ ñu ko ba tax Senghor jàpp ko tëj tuumal ko loo xam ne dara du ci dëgg Ablaye Wade mi ñu jàpp ko di ko tuumal naan bopp bu antanul kanam du antanum réew ba tax Ablaye Wade yéex a jot si nguur gi. gis nga même nit ñi doon def loolu même nit ñi doon comploter Sénégal même nit yooyu ñoo fi nekk ba léegi di comploter Sénégal. Non dama lay expliquer benn affaire gis nga barki alxuraan bu ñu lu mu changé Sénégal changement bu gaaw rek Sénégal kenn rawu ci Idrissa Seck mii bu dee lu changé Sénégal rek. non man gis nga soxna si yàlla xam ne waxuma parce que bu may wax ñenn ñi mën nañu ko jàppee ay waxu parparloo mais waxuma waxu parparloo parce que ñun intérêt wu Sénégal le Sénégal entier intérêt Sénégal moo ñu ñor. non Macky moom day dem incha allahu rabi. Macky moom. waay. waay. dëgg la. dëgg la. dëgg la. merci beaucoup soxna si jërëjëf. jërëjëf bon gars yi ñu ñëw ci affaire Mimi Touré parce que Mimi Touré nee na ñoom jot nañu 200 milliards ci traque des biens mal acquis mais ñoom bu ñu jotee suñ jotee 32 milliards suñ jotee 32 milliards ci la traque des biens mal acquis gars yi permettez ma wuyu kii sama xarit bi. allo Ablaye Ndiaye allo bon bu ñu jotee 200 milliards ci traque des biens mal acquis gars yi ñoom avocat état bi ñaata lañ leen di réclamer ñoom ñaata la ñuy réclamer avocat état bi ñaata lañ leen di réclamer parce que bu fekkente ne da ngeen jot 200 milliards su fekkee ñoom dañ jot 200 milliards ci traque des biens mal acquis ba pare avocat état bi leen laaj plus de ay 100 milliards léegi traque bi nañu waxante dëgg ban njëriñ la amal Sénégal c'est pas en plus li Mimi Touré wax dara du ci dëgg ce n'est pas vrai amul benn 200 milliards boo xamante ne jot nañ ko ci la traque des biens mal acquis loolu ci Mimi Touré wax c'est pas vrai jotuñu ci 200 milliards sur la traque des biens mal acquis loolu amul fenn waaye li am la vérité mooy on a perdu plus d'argent dans la traque des biens mal acquis que liñ ci gagné loolu mooy dëgg ñoom liñ ci dépensé gagné wuñ ci sax genn wàll bi
dañu bëgg rek gëlëmal Sénégalais qu'on se dise nañu ñëwoon les où sont ces 200 milliards yi ñu wax ne jot nañ ko ci la traque des biens mal acquis mais ñoom Mimi Touré ñii ñan lañ waa APR kan la ñuy yàpp ak kan la ñuy fonto qu'on se dise la vérité traque des biens mal acquis ñoom bu ñuy traqué ñoom waa APR ñoom la ñu war a traqué parce que su dee biens mal acquis rek ñoom déjà à commencer par le président de la République Macky Sall lui-même il s'est enrichi illicitement sur le dos du peuple sénégalais. Le président lui-même il s'est enrichi illicitement sur le dos des Sénégalais. Yéen balaa ngeen a wax Mimi Touré ñoom balaa ñuy wax ay traque des biens mal acquis mais ñoom nañ leen traqué nañ traqué ñoom nañ wax d'où viennent les 8 milliards de patrimoine que Macky Sall lui-même a déclaré ouvertement devant tous les Sénégalais. Qu'on nous dise d'où vient cet argent. nañ wax Macky Sall jusqu'en 2002 mu ngi fay 50 000 francs loyer de clé. Donc ñoom wax dëgg yàlla qu'on se dise la vérité tout le monde les gens de l'APR Mimi Touré surtout ils sont mal placés pour nous parler de traque de biens mal acquis. Qu'on se dise la vérité. Comment des gens qui se sont illicitement enrichis sur le dos du peuple sénégalais nous parlent de traque de biens mal acquis gars yi nañu waxante dëgg ban réew la ñu ne ay ñoo xamante ne yéen li ngeen seet alal léewul alalu réew mi ngeen sàcc ba doon ay riche ñëw di ñu wax ay affaire de traque de biens mal acquis. Qu'on se dise la vérité on est où ban réew la ñu nekk léegi gis ngeen lii moo tax ñëpp ñuy fexe ñëw teg gémmiñ gis nga ko wax naa leen ko seeni pexe yëpp mooy fexe ba tëj gémmiñu Sénégal yi yëpp ba kenn dootul waxati léegi ñoom ñu nekk fi nag di wax li nga xamante ne loolu la ñu bëgg ñoom Sénégal yi dégg mais ñun lu ngeen génne pour Sénégal yi dégg ko ñu génne loo xam ne yéen buggu leen ko dégg yéen waa APR Sénégal yi te ñun li ñuy génne la Sénégalais yi gën a bëgg suñu message fi ne mooy gën a jàll message du ay ñoom Mimi Touré parce que ku bokk APR moom na la wóor ne loo wax bët bi la Sénégal yi di xoole mooy du dëgg ku bokk APR loo mënti wax Sénégalais bët bi ñu lay xool mooy li ngay wax nii du dëgg parce que mënoo nekk ci réew moo xamante ne amul justice bu jaar ci yoon yéen gis naa fi ay kër yoo xamante ne ñu ngi dénoncé ay policiers yu ñëw seen kër jël fa nit rey ko ci loo xamante ne du dëgg du yoon yaa ngi dégg dëkk boobu amul benn justice te dama mënul comprendre ay policiers yu wàcc ñoo xamante ne heure bu leen neex wàcc kër jàmbur sans mandat de perquisition jàpp fa nit en plus dem ak moom en garde à vue nit kooku dee amuñu benn thèse bu ñuy génn lu dul suicide qu'on se dise la vérité buñ demee ba Sénégal buñ demee ba Sénégal la vie des Sénégalais buñ demee ba la vie des Sénégalais jarul dara biir Sénégal gars yi qu'on se dise la vérité kooku naka nga mën a bokk ci parti bu mel noonu réew bi amul justice nit ñi sonn nañu jeunes yi chômage a ngi leen di rey njàng mi jaaru si yoon faju bi jaaru ci yoon même machine thérapie mënu leen ko jënd ngeen taxaw di wax ay waxu bien mal acquis te waa APR yi nga xam ne démb ak bërki dem classe Abdou Mbow et consort ñoom Farba Ngom et consort Farba Ngom ñëw fi ay France ñu jàpp ko 150 000 euros koo xamante ne bërki démb mënuloon am 1000 francs bu mu moomal boppam Abdou Mbow di tabax ay R+2 koo xamante ne mu toute sa vie mosul liggéey ba 2012 Abdou Mbow mosul liggéey ba fay ko 10 000 francs CFA ñooñu ñooy taxaw di tabax ay R+2 yéen ngeen ñu yor ay affaire de traque de biens mal acquis mais les seuls qui devraient être traqués ce sont vous toi Mimi Touré ak yéen waa APR yéen la ñu yéen ay traque de biens mal acquis da ngeen di génne si yéen li ngeen yor ba c'est ça qui m'étonne qu'on se dise la vérité ku APR moom ku fa bokk dafa waroon a am grouche di taxaw di wax waxu traque de biens mal acquis parce que traque de biens mal acquis waa APR ñoom kese la ñu war a traqué ñoom ñu nañ ñu wax seen alal fu mu jógee qu'on se dise la vérité ay dañ ñoo xam ne démb ak bërki kenn ci amul bicyclette tey ngeen di dawal ay voiture ay gros cylindre di tabax ay étages partout di distribuer xaalis dañ leen di tuddee ay dab mais sama gars yi li wàcc ay aéroport européens yi ñu leen di jàpp ak ay xaalis yu dul jeex yéen ngi ana traque bi qu'on se dise la bi ñii kan la ñu yàpp Mimi Touré moom kan la waa APR en toute sincérité gars yi ñoom kan la est-ce que ñoom waruñu woon rus a taxaw di wax ay waxu traque de biens mal acquis en toute sincérité en toute sincérité ñoom nañ ñu waxal ñi laay war suy ñu leen koy laaj ñoom seen alal fu mu jógee où sont les 7 milliards taïwanais nañ dem posé ko benn waa APR ñi mewu ko tudd les 7 milliards taïwanais benn waa APR ñi mewu koo tudd ku ko ci ak poste boo mën a ku ko ci tudd waa APR bu ko ci tudd suba nga perte say position qu'on se dise la vérité gars yi
ñu bañ a naxante parce que Sénégal ñun ñoo ko mais en toute sincérité man ça m'a fait de la peine may jàkkaarloog ay Mimi Touré mu naan ay on a recouvré 200 milliards sur la traque des biens mal acquis. Des gens qui se sont illicites nag gars yi sàcc bu yuuxu sàcc qu'on se dise la vérité sàcc buy taxaw di yuuxu sàcc waaye suñu réew mi léegi fu mu jëm mais aussi li ma leen wax rek lii yëpp part de responsabilité bi yëpp yéen Sénégalais yi part de responsabilité yéen la parce que ku nekk yaa ngi toog di lekk sa ceeb dina ataaya di tëdd di nelaw mais c'est normal bàyyi leen lekk yi parce que am na ndaw su ma wone ma Marème Faye Sall daf fi yebal ay jigéen waaye gars yi mu jaaxalewu leen ana ceeb nu muy jógee Sénégal di ñëw France fii ñu di ko fi togg dégg na ay maire la yebal ñu jëlee ay ceeb Sénégal ñëw fii di ko togg di ko jox ay nit ñu di ko lekk parce que comme noppiloo nañu waa Sénégal yi léegi diaspora bi léegi comme jox nañu waa Sénégal yi ñu lekk naan ba kenn waxatul sëqatatul léegi ñu ne aussi diaspora bi léegi moo des kaa ñu leen togal leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan Marème Faye Sall ci xërëm lay xëy ci lay yendu ci lay fanam fu Marème Faye Sall di teg tànkam lekk bu ñu fa togg ku ko lekk yàlla xam ne yaa ngi lekk lu ñu saafara xërëmtu lay def suba ba ngoon jot ci Serigne Touré moom ci loolu rek lay yëngu xoolal suñu caisse noire bi nga xam ne moom la ñuy dénk Macky Sall xaalis bi yëpp genwal bi ci xërëm la ko Marème Faye Sall di dugal gis nga même nee naa leen même nit ñi muy jël en charge daf leen di faj loolu yëpp ay sëriñ fu ngeen ko gis lu muy dëgg la dëgg la y a pas amul problème di remercier Modou Ndiaye woote léegi depuis Italie di remercier aussi soxna soosu donc gars yi alors man li ma doon wax léegi sax mooy ci affaire vraiment la traque des biens mal acquis ñun nañu wax si loolu parce que Mimi Touré dafay def ay accusations waa après dañuy def ay accusations yoo xamante ne vraiment c'est des accusations gratuites waaw parce que ñoom dañuy def ay accusations gratuites mais incha allahu rabi ñun suñu combat c'est pour 2019 en 2019 incha allahu rabi waa APR amuñu benn moyen pour maintenir fi Macky Sall incha allahu rabi parce que nag Sénégal fi mu toll nii samwaay ñun foog naa ne xaru mënul weesu bëgg fi tegaat Macky Sall waaw loolu Sénégal yi seen ceeb di tooy rek vraiment ñooy waxu Macky Sall mais en toute sincérité Sénégalais bu ni ku di Sénégalais vraiment ne Sénégal méttiwul ba jéggi dayoo injustice bi xam nga ñun waxuñu ay affaire Sénégal métti parce que réew moo dem si àdduna chômage am na fa problème am na fa mais le problème c'est que injustice bi ñuy teg Sénégalais yi ñun loolu la ñuy dénoncer waaw ñun injustice bi ñuy teg Sénégalais yi ñun loolu lañ nekk di dénoncer mais du question Macky Sall en personne wax naa leen ko fi waxati ñun Sénégal moo ñu ñor du question la personne de Macky Sall ku waxal yàlla xam nga ne les 67% yi voté loon Macky Sall 2012 xam ngeen ne Macky Sall ñëpp la décevoir comme mu neex ak mu loolu c'est la vérité li gars yi nañu waxante dëgg xool leen dama leen ne ku ànd ak APR lu la neex mun nga ko wax Sénégal lu la neex mun nga ko dox te dara doo ci fekk mais ku contre Macky Sall il faut que ñu fexe ñu tëjee sa gémmiñ te loolu moo waral tey Assane Diouf bi nekk prison Macky Sall bëgg deuxième mandat moo tax tey Khalifa Sall nekk prison Macky Sall bëgg deuxième mandat moo tax tey Karim Wade nekk exil gars yi qu'on se dise la vérité loolu ñun mënuñ ko nangu Sénégal autant d'injustice ñun dañu koy dénoncer dañ ne ñun mënuñu nangu autant d'injustice biir Sénégal qu'on se dise la vérité ñun li ñuy woote gars yi dafa yomb gis nga nañu waxante dëgg Mimi Touré buy waxu ay traque des biens mal acquis loolu yàpp Sénégalais yi mënu ko weesu waaw may leen ma am nag beneen Sénégalais bu dugg si ligne depuis Sénégal ñoom aussi jëluñ leen depuis tout à l'heure allo salaamaaleykum. allo waaw. waaye ñu ngi sant bu baax sama sëriñ. yaa ngi ci jàmm. waaye ñu ngi sant bu baax a baax a baax. d'accord naka waa Medina. ñu ngi ci jàmm lu bari na. waaye ça va alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax.
lan daal laa bëggoon wax rek gis nga Pape Diouf. nit ki da ngay gëm sa bopp. nit ki da ngay xam ne la yàlla may nga doyloo ko gëm sa bopp ndax ne yàlla rek fi nekk kenn new fi. dëgg la. Pape Diouf wax ci jëpp lenn la daal ñëpp xam nañ ki wayloo Pape Diouf kan la du Macky Sall. dëgg la. ñëpp xam ne seefa mu Youssou na moo ko wayloo mu way. mais loolu ñun xam nañ ko di. ndax Youssou fi ñu toll nii il a fi ñu toll nii commencé à moom di regretté ci ni mu nekkee mi ngi commencé di ko regretté. dëgg la. maa ngi gërëm Youssou bëgg na xaalis mën na xam mais xaalis génn ci pour ñu way teer bi. da ko préféré jox Pape Diouf ndax xam ne commencé à regretté. dëgg la. te di ñaan yàlla 2019 yàlla na fi yàlla jëlee Macky Sall. amiin amiin yaa rabbi amiin. yéen ngi wax waxi carte mais waxi carte ba am na waxi carte ba am na su ko élection yi transparent. waay. carte yi jëriñu dara sax ma wax ko. waxu carte bu ñu joxee waxu carte yi dem ba mu mel ne ay élection bu fi mujjee paas rek. tout à fait def moom sax ñoo yem rek. dëgg la. bu ko jàngoo. benn affaire tamit am na ma wax benn affaire. gis nga Ngor Diazaka moom di wax moom. waaw. moom ba Wassou Diouf nekkee en liberté. amul fi taxaw pour tontu ko. mu dem ba ñu am précision ko nag bu taxaw ci moom la jëm. waay. di ñaan yàlla ba kàddu gi yàlla na si yàlla jëlee Macky Sall rek. amiin yaa rabbi bu baax a baax a baax. amiin amiin. ok jërëjëf waay merci. vraiment merci sama waa ji nga nul ñu waa Médina yëpp. jërëjëf merci beaucoup merci di remercier suñu waa ji di woote Sénégal côté Médina ak di nuyu waa Médina ak waa Ndakaaru yëpp merci beaucoup intervention bi am na solo. Pape Diouf moom franchement man dama wax ne je vais pas perdre mon temps sur Pape Diouf parce que man Pape Diouf sous mes yeux. bëgg nu mu jàll. d'accord. moo waral seen débat bi ay ku gañe woon 2010 ku gañe woon ngaay ku gañe woon nangam. loolu bu ñu ñëw fii di ko leeral parce que boo leen ko mayee. loolu mooy ñun li ñu bëgg wax di jàll. wax nga dëgg wax nga dëgg. wax pour mu bañ a jàll loolu la ñu bëgg ñoom. tout à fait. démocratie bi ngay woote. ñoom dañ ci profité. pour bañ a ñun li ñuy wax mu jàll. dëgg la loolu la ñuy def. loolu dinaa si bàyyi xel Moustapha. ok. ma laaj la benn affaire. waaw. gis nga garab. waxoon naa la ko barki démb dinaa la ko waxaat tey. gis nga Sénégal. waaw. lépp lu leen dal dalee di dalaat. parce que ñoom dañuy fan yi. gis nga fan. waaw. faawul jour wala nga fan basketteur wala nga fan mbër. dëgg la. président jarul fan. Macky dafa yaroo. Macky dafa baax ak Macky dafa nangam. dëgg la fan la. réew mi ñoru leen. te naa fekk gi dafa bare. dëgg la. Sénégal majeure partie bi yëpp nañ ma baal. généralisé wu ma. jaay nañ seen ngor ngir alal. dëgg la. Macky dana gagné 2019. xam nga lu tax